droit kon mën nga koo rey. ndax bii nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi. trop c'est trop mbir mi dafa ëpp. mbokk yi ànd ak ñun ci télévision Futurs Médias ñi ngi dellu di leen nuyu am mbégte dellu si ak yéen ci seen émission Faram Facce ñu koy amal àllarba bu jot ci waxtu bi ñu ci ànd ak yéen muy émission boo xam ni dafa yittewoo lépp lu aju ci wàllu politique xam ngeen nag wax politique wax nga doxalinu réew ndax ci politique la lépp luy dox ci réew di aju. ku ne xam na ni politique ci wàllu wér-gu-yaram la ñi ko ŋànk di sukkandiku ngir mën ko doxal ci wàllu tàggat yaram itam politique bi ci gouvernement nas ci la ñuy sukkandiku ngir mën ko doxal loolu mooy li sabab émission bi ñu jagleel ko wàllu politique di ko faram-fàcce ci wàllu yu yaatu tey nag ñu di ci dalal kenn ci langue politique yi juge Hamidou Dème lay wuyoo moom la ñu fas yéene dalal tey mbokk yi ci seen émission faram-fàcce ak télévision Futurs Médias monsieur Dème maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Pape Ngagne Ndiaye. di la sant di la gërëm ci sa invitation. jërëjëf di nuyu aussi mbokku téléspectateurs yëpp yi ñu seetaan. merci jërëjëf juge Dème tàmm nañ di koy wax est-ce que mën nañu dem ba départiru ci loolu c'est-à-dire loolu taqaloo ak yow. te nga génn ci lan la lay def est-ce que doo am nostalgie bi di ko namm wala dara lan la lay def nga nekk ci benn métier ba mu yàgg nga génn ci. waaw métier magistrature moom génn naa ci. bi ma koy génn c'est en toute responsabilité. ok dama ko xalaat jël décision bi ma ko defee tamit yaakaar naa ni nit ku jël décision. Démissionner. décision bi ma ci génnee nag dama ne c'est une décision irrévocable. waaw nit nag loo nekk ci ba nekkatoo ci ba gisatoo ci sa bopp ba génn ci. jàpp naa ni su fekkee ni nit ku responsable nga wan nga ko gannaaw. mais nag wan ko gannaaw terewul ni ma xam mesurer importance bi justice am. moo tax dañuy comme sénégalais yëpp je pense que léegi secteur bu gën a marqué nit ñi boo xamante ni actualité du ñu wax jour actualité te waxuñu ko moom mooy justice. waaw léegi nag ñu ngi ciy bàyyi xel parce que réew mi mënul baax fii ak justice baaxul waaye nag man personnellement jàpp naa ni. sama relation ak justice moom jeex léegi Dème Hamidou est-ce que jàppaloo ni da nga ko wax léegi da nga wax ni réew mënta baax te justice baaxul ndax jàppaloo ni kon njuumte la ci yow nga génn ci justice te nga am loo fa waroon mën a defar nga bokk ci ñi nga xam ni waroon nga defar parce que boo xamee ni réew la koy baaxal mooy justice am soo ci génnee est-ce que yaakaaruloo ni bu yàqoo am nga ci responsabilité. waaw xam nga question bi ni nga ko posé daf ma neex parce que da nga ne da nga bokk ci ñi ko war a defar soo bokkee ci ñi war a defar dara soo fa génnee tamit bàyyi nga fa ñi nga xamante ni ñoom am nañu conscience ni war nañ ko defar damay rappeler chaque fois parce que nit ñu bëri dañuy naan ni combat bi mënoon nga ko mener à l'interne combat bi ñun avant ñun am na ñu ko doon mener à l'interne ñun ñu ñëw ak ñeneen di ko mener à l'interne ñu génn ci am ñu koy continuer de mener à l'interne mais ñun décision bi ñu jël bi lu mu am différence ak yeneen ni moom mooy dañ ko mener à l'interne ñu dem ba xam ni mënatuñu parce que xam nga nit ñi lu ñu war a xam ci magistrat dafa am li nekk ci kawam mooy obligation de réserve. magistrat yi mënuñu revendiquer comme enseignants yi comme yeneen fonctionnaires yi. waaw parce que dafa am fu ñu yem. ñun bi ma nekkee membre union des magistrats sénégalais nekkoon naa membre du bureau secrétaire général adjoint am na benn moment en 2009 ñu demandé ñu renvoyer audience yi décider ko. mais ñëpp dañoo ne magistrats yi dañoo def grève te amuñu droit def grève ñu jàppee ko noonu donc milieu boo xamante ni la dafa sensible trop. d'accord nit ñi aussi am ni ñuy gisee magistrat yi yaakaar naa ne man li may def nii tey toog ak yow. su ma nekkoon magistrat du ma ko mën. am na magistrat yu koy bëgg parce que am nañu lu leen metti mais mënuñu ko parce que obligation de réserve léegi nag génn ci acte de responsabilité pour man parce que génnuma ci démissionner parce que démission
yaakaar naa bu gën a garaaw mooy démissionner dem defi ji leneen. dem ci organisation internationale yi wala bàyyi. mais ñun dañoo démissionner ne dañuy continuer di xeex te xeex bi ñuy def nag lu ci ëpp solo moom mooy justice parce que sénégalais yi léegi la ñu rendre compte que justice ci secteur yu ëpp solo la bokk. sinon secteur bu vital la donc ñun xam nañu milieu bi nekk nañ ci pendant 20 ans occupé ci fonction greffier nekk magistrat nekk procureur nekk juge donc xam nañ ko léegi suñ ci génnee tamit dañuy continuer di def liggéey bi nga xamante ni moom lañ doon def ba ñu atteindre ci suñuy limites sur le plan interne. d'accord yaakaar naa ni loolu donc prolongement. li combat actuellement ci ban activité nga nekk nii. actuellement activité lan professionnelle. professionnelle waaw. activité professionnelle man depuis 8 ans depuis may nekk magistrat maa ngi jàngale à l'université. maa ngi jàngale matière bu ñuy tuddee droit de l'enfant yaakaar naa ni dans les universités sénégalaises man rek maa ciy jàngale ak ku yelleefu xale yi. maa ngi koy jàngale donc depuis 8 ans maa ngi koy continuer ba tey nii. leneen li mooy magistrat laa woon ma amoon ay spécialité benn bi mooy xeex guerre lutte contre la corruption. beneen bi moom mooy spécialité bi ma la wax. ci droit de ak bi yelleef xale yi ak ok. droit de l'homme en général. maa ngi ciy mener des activités de consultance. Donc loolu mooy sama liggéey je suis à la fois enseignant et consultant. d'accord mais mën naa bëgg a xam ndax passion moo la ci dugaloon ci magistrature ndax passion la amour la woon ndax moo la ci dugaloon wala da nga faxasalu dugg ci wala lan moo ci amoon. waaw xam nga su fekkee wax dëgg yàlla man magistrature bokkul woon ci samay option. d'accord man bi may nekk xale. d'accord il faut que ma préciser mais loolu rek laa bëggoon xam. waaw boo ci donc bëggee saaraan mais c'est important nga mais nag bi ma duggee nekk greffier. ok lu ma bëgg a préciser mooy bi ma duggee. parce que aussi loo xam ne da nga ci faxastalu loolu moom mën nañu comprendre nga mën a xëy génn ci. non du li ma fakkastalu li ma lay expliquer dafa am solo. ok mooy bi ma nekkee greffier xam nga greffier dafay environné greffier mooy premier collaborateur magistrat. greffier yi dañoo nekk ci wetu magistrat yi. ci laa gis liggéey bi mu commencé ma intéressé ma xam place bi magistrature am moo tax loolu bëriwu ma di ko wax man bala maa am ni magistrature dama am woon ENA. ok d'accord ENA ñaari weer avant. d'accord bi ma jàllee magistrature ma tànn magistrature parce que dama ko bëggoon. voilà te magistrat yëpp. Pam Ngagne Ndiaye maa ngi ko comprendre. dana baax waaw dana baax ma koy préciser parce que xam naa allusion bi nga bëgg a def magistrat yi nekk ci biir magistrature xamoon sama taxawaay ak avocat yi greffier yi xam nañ ni ma bëggee woon fonction magistrat. d'accord waaw. voilà léegi kon da nga gis leneen lu la ko gënal muy politique maanaam nga mën a am ndombo tànk ci wàllu politique loolu moo tax nga bàyyi magistrature bi dugg ci politique aussi ndax loolu la. man du ma yaakaaruma dana am ndombol tànk bu ma gënaloon magistrat bi ma nekk du am paradoxe la nag moo tax ñu bëri mënuñu ko comprendre. non loolu kenn mënu ko comprendre. waaw loolu li ngay wax nii yow rek soo ma mayee. waaw parce que da ngay poser question. je sais xam naa téléspectateurs yi aussi dégg tout à fait. gis nga nit mën nga bàyyi loo bëgg fekk ci cadre combat la cadre lutte la dama la ne sànq. loolu gedd la. amul déedéet du gedd. si waaw bu fekkente ni loo bëgg la nga bàyyi ko ndax xeex peut-être amoo ci succès wala dara loolu gedd la. déedéet non du loolu. gedd maa ngi koy wax sànq bi may tàmbale gedd moom mooy nga bàyyi dem. waaw dem parce que amoo satisfaction ci li nga doon bëgg li nga doon xeex. satisfaction waaw. nit ñi lu ñu comprendreul am na benn jour sa beneen naataango di ma expliquer. moom mu may wax yan frustration laa am sama biir carrière. ma ne ko musuma am une frustration de carrière su fekkee am naa magistrat yu may xool yu ma xam nañu ni musuma am frustration de carrière. donc mëne woon naa poste bi mu mujjee am mënoon naa nekkaat ci magistrat 6 ans. du ma am poste bu ko gën a mag. donc du frustration du quelque chose de personnel xam nga. ñu bëri mënuñu jàpp ni nit ki mën na mener un combat d'intérêt général parce que nit ñi dañoo jege seen intérêt ba yaakaar nañu ni nit lu mu def yëpp intérêt am kii lan moo ci intérêt am yaakaar naa ni nag réew su naree baax day fekk nit ñi def ay sacrifice ci seen i intérêt personnel. ok pour mën a jot intérêt général bi. donc loolu moo tax ma lay wax ma lay biral ni magistrature musuma ci am. benn frustration personnelle. combat bi ñuy mëne dañoo choisir mëne ko gisoon lu ñu bëgg au-dessus de tout. politique bi yan fonction nga ci mën a am ministre wala président de la république. waaw
yooyu yëpp gis nga nit ñi suñ ko jàppee woon ni ay sacerdoce mooy responsabilité la yu diis lu muy responsabilité lu muy gën a mag di gën a diis ñun fonction yi ñu yore woon ay responsabilité la woon musuñu ko yenn. waaw mais parce que dañoo jàpp ne responsabilité la. léegi nag njëriñ bi su fekkee ci njëriñ bi la président de la république su fekkee ci njëriñ bi mu mën a njëriñ ci réew wala ministre njëriñ bi mu war a njëriñ wala député wala maire. loolu nangu nañu ko assumer. d'accord léegi dem. xam nga fële obligation de réserve nga fa amoon problème. xëy na daan nga bëgg am loo bëgg a wax doo ko mën a wax nga bëgg maanaam fël sa liberté nga génn donc soo ma waxee ni ma fële lan laa fa mën a am nekk ministre wala nekk président mais nekk ci décision yi nekk ci disposition de mën a jël ay décision xëy na loolu aussi intéressé na la parce que fële amoo woon boobu ñoom dañu nekk ci sa kaw bopp yi di la wax lii nga war a def wala xëy na lii nga war a def wala nii nga ko war a defee wala nangam est-ce que du da nga bëgg a nekk ci seen place pour mën a jël aussi ay dogal yow yi nga xam dañ ko doon jël ci yow. xam nga ba tey sa analyse yaa ngi koy xool ci aspect personnel bi. ok mais loolu laay laaj rek. looloo tax gis nga soo fekkoon ni xooloon nga ni aspect personnel du loolu moo soxal ñëpp. mais man dara mënuma won ni ma loolu soxalu la. waaw lu ma ko mën a won. mais dama lay wax rek temps moom ma ko mën a won. parce que xam nga benn jour. am na ku toogoon ne kii risque parce que politique xam nga dañoo nekk ci milieu boo xamante ni amul milieu bu gën a incertain champ politique. dëgg man su ma gisoon ku génn ci magistrature. fekk rek objectif am mooy nekk président wala nekk ministre ak leneen rek loolu moom moo doon objectif am du leneen. danaa jàppee ni jàmbaar la parce que li muy def dafa bàyyi loo xamante ni daf ko téye woon. muy loo xamante ni lu wóor. foofu loolu lay continuer ba fin carrière am te ci carrière am sax mën na ci am lu ëpp ministre. parce que man jàpp naa ni nekk président cour suprême nekk procureur général cour suprême moo ëpp fuuf ministre moo ko ëpp gëdd moo ko ëpp lépp. yaa ngi gis. ci nit ñi di gisee rek. te dama jàppoon ni man fi ma nekkoon magistrat nekkoon naa membre conseil supérieur. magistrature mais yow boo fa nekkoon ba nga fay jógee itam mënuloo am yooyu promotion ak sa comportement. waaw déedéet mënuloo ko am. lu tax non xam nga ko. c'est-à-dire mënoo am comportement bi nga am ba pare di mën a am yenn avancées yi ci sa liggéey loolu xam nga ni état du la ko defal ki jiite magistrature suprême xam nga ni du la defal loolu. donc yow xam nga ni boo fa nekkee itam sa avancement mënu fa am. loolu xam nga ko. xëy na loolu moo tax nga yaakaar ni war nga mën a dugg ci politique pour mën ko wutal sa bopp. waaw léegi xam nga yow fi mu nekk nii analyse bi ngay def moom mooy daal. li ko tax a génn daal beneen objectif la am sur le plan politique parce que dafa xatoon fële. loolu laa jàpp ba tey parce que ñaari possibilité rek moo am. loolu laa jàpp ba tey waaw. waruloo ci bàyyi benn. su fekkee ci analyse nga nekk. d'accord nit ki. bien dafa nekk de bonne foi. mu ngi mën a benn combat. jàpp nañu combat bi daf ko war a prolonger sur le plan politique. wala beneen bi ay ambition personnelle am la. dafa bëgg def dara pour ñëpp topp ko mu atteindre yenn objectif politique yi. man sànq dama la rappeler ni man admis woon naa ENA gis nga su fekkoon ni carrière politique laa bëggoon def dem na ENA depuis 2003. ENA laay dem defi politique. musul nekk ba man 3 mois avant ma démissionné politique su ma ko waxoon sax du dugg sama bopp. yaa ngi gis. waaw loolu moom jaaxal la. donc loolu la gis nga. man pour man dañu topp di la jay naan la mën ngaa nekk président mën nga nekk nangam. di la jay ndax yenn sorties yi nga doon def léegi la di la jay ba nga démissionné di la jay jombul benn sénégalais. ok président jombul benn sénégalais. mais lu ñu bëgg lu nit ñi war a def seen bopp fu mu toll nii te loolu dafa baax ci ay analyse ñu koy def nit ñi bañ a xool seen intérêt personnel. parce que réew mi ba fu mu nekk nii lu ko yàq loolu la lépp lu nit di def rek. lu gën a bëri nit ñi dañ koy xool kii ban intérêt la ci am wala kii lu mu bàyyi lu tax mu bàyyi ko man nee naa la dama koy répéter su fekkoon ni nit dama gis nit ku bàyyi dara pour incertitude bi nekk ci politique danaa ne kii jàmbaar la. parce que politique sans champ boo xamante ni la. dara wóoru ci ok. waaw léegi nag
loolu xam nga ko avant wala après nga ko xam. après nga ko xam loolu. incertitude boobu non politique loolu ñëpp a ko xam. d'accord Sénégal ñëpp xam nañu loolu. d'accord waaw léegi ndax amuloo ci nag mbettaange par exemple bi nga duggee ñu annoncé sa candidature ci présidentielle yi ñu génn juge dem indi juge dem ci moment yi nga xamee ni def nga sa lettre bu brûlante boobu ak sortie bi nga def démission bi après. amuloo déception ci ni nga yaakaare woon ni noonu lañ lay jàppee quand même ba nga xam ni sa candidature mën na am succès. waaw xam nga mbirub succès ak échec mooy ndam ak safaan bi loolu question de perception la man damay yàgg di wax nit ñi ñu àndal dafa dem ba léegi dafa nekk ci seen bopp nañu xool la victoire morale. ba fu mu toll nii dama ne étape bu ñu nekk. non man nag nañu mesurer li ngay wax ni. waaw mais déglu ma rek ay victoire morale non loolu. waaw mais soo ma dégloo non mais loolu moom loolu sa yëf la. mais victoire moom résultat bu ñu waxee yàlla rek li nga wax ni ndam wala dara c'est-à-dire lu am solo la ñu mën ko natt xam kat bi nga génnee ak léegi mais lan la jur. mais doo ma ni c'est moral mooy c'est intérieur wala leneen loolu man mënu ma ko comprendre. waaw mënoo ko comprendre non loolu moom mënu ma ko comprendre mais sa téléspectateur. waaw d'accord mën nañu ko comprendre. bàyyil puisque non rek laay waxal ñëpp laay waxal mais maa ngi lay déglu. bàyyil ma waxal leen. li ma wax leen di tontu aussi yaa leen di waxal mais man maa leen di tontu. waaw mais soo ma dégloo tuuti rek nga xam li ma bëgg a wax. non dama bëgg ñu nga wax ma résultat bu ma mën a teg loxo mais bul ma wax lu moral. victoire bi voilà soo ma dégloo tuuti rek. ok da nga dégg benn résultat bu ma teg loxo. ok xam nga victoire morale mooy lan. Pam nga Ndiaye man li ma toog ak yow nii di wax. di am lu ma xalaat ci réew mi. di ko mën a wax am liberté bi amul dara lu ma tënk loolu dara mënu ko fay. am na ñoo xamante ni ñu ngeeg seeni poste ñu ngeeg seeni salaire ñu ngeeg seeni lépp fekk ni dañu tënku amuñu liberté. loolu nga bëgg a def loolu waaw mais déglu rek ma waxal la gis nga victoire morale moom mooy lan xam nga victoire morale moom mooy lan man nee naa nit ñi dama leen koy yàgg wax école Thiali Thiès. fa laay voté mag sama waajur bu jigéen ñoo bokk bureau de vote nee naa leen man xam nga nit ñi élection su ñëwee dañuy bàyyi xel bureau de vote nit ki nee naa leen au moins fii wóor na ma naa fi am ñaari xob xam naa sama bopp laay sànnil xob sama waajur bu jigéen tamit man lay sànnil xob su ñu demoon élection municipale yii wala yeneen ma am fa ñaari xob tant que maa ngi continuer principe ak valeur yi nga xamante ni moo ma taxoon jóg ma koy défendre nit ñi xamee ma ci may ànd ak sama dignité ànd ak sama dëggu pour man am naa ndam parce que politique bi li nga xamante ni moom lañ ci soxla. man nag moom lañ ci soxla comprendre ma quoi. gis nga Pam nga Ndiaye. non mënu ma comprendre nag. vraiment Pam nga Ndiaye non mënu ma nekk fii. non mënu ma comprendre nga may wax ni ma. ñaari xob am naa ndam. sa bos ak sa bosu yaay. non mënu ma comprendre loolu moo tax bi may commencer ma lay naan victoire question de perception la succès question de perception la échec question de perception la man ba tey nii li may def ci politique ba fi ma jaar nii ba tey dama jàpp ni am nañu ndam te ñi ma àndal dama leen di ne chaque fois nu ñu évaluer suñu activité politique su fekkee ni sàmmoo nañu nous sommes restés dans la cohérence dans la constance sàmmoo nañu suñu engagement de départ li ñu taxoon jóg ñu ngi koy sàmmoo di nekk nit ñu dëgg jël intérêt réew mi teg ko ci kaw lépp kenn amul parce que ñun lu ñuy rus suba ak jàmm nga ñëw ne ma monsieur Deme loo fi waxoon daaw li nga fi wax ren ñu tegal ma ko comme ni ñu koy defee ak ñeneen ñun loolu la ñu jomm mais jomm ma am ñaari xob parce que dafa am loo xamante ni dafa wekku ci man li wekku ci man moom mooy gis sama réew nekk ci benn crise bu garaaw ma bàyyi lépp li nga xamante ni maa ko gënoon bëgg wàcc ne damay bokk ci ñi koy changer loolu moo wekku ci man leneen li man wekkul ci man ci yàlla ak ci électeurs yi la wekku. non su ma ci amoon parce que gis nga non exemple yow xam nga loolu ci sa victoire morale discours ak sa pas-pas la non bul wax ni mi ngi wekku ci yàlla bul c'est-à-dire xam nañu ne lépp ci yàlla la wekku juge boo bëggee bul yóbbu waxtaan bi foofu ci yàlla la wekku loolu xam nañ ko mais nag aussi ces résultats ci sa engagement ci élection wala ci leneen mais ci yow la wekku ci sa comportement ci sa discours ak sa programme soo amul programme bu baax amoo discours bu baax amoo comportement bu baax mënoo am résultat yu baax donc bul ma wax ni ma dafa wekku noonu ci yàlla il faut que nga wax ñu exactly lan nga mën a wax lu dul li nga ma wax nii rek ne ma loolu nga mën a am ci résultat après doy na la résultat moral
vraiment loolu man ci yow laa ko déggee résultat ni ñu koy natte ci politique ci ay urne la ni ñu koy natte mooy nga ni damay nekk candidature bi jàll ñu dem ci parrainage nga jàlloo ci nga ni damay ànd ak Issa Sall bu pur nga dem jël presque ngeen jël ndaare mais loolu boo ma bëggee wax ni ma résultat bu baax la am moralement dama si gagné mais man mënuma comprendre loolu. xam nga ku ñuy woowee Cheikh Anta Diop xam naa sénégalais yëpp xam nañ ko Mamadou Dia sénégalais yëpp xam nañ ko dëgg boobu ngay wax engagement boobu ngay wax programme am xam-xam bi ngay wax ban sénégalais moo mës a taxaw est-ce que yow mën nga taxaw yow mi ma toogal nii ne ma ñooñu amuñu ko woon ñaata % lañ doon am. d'accord donc ñoom ñooy sa référence pourcentage samay référence yu mag a mag lañu. mais déglu ma wax la mais xam nga ay référence lañu mais dama ni la ndax ñooy say référence ci pourcentage. ñooy sama référence ci ay pourcentage ci politique léegi nag ci pourcentage nag. loolu ci mbiru yàlla la man xam nga lu ma wax. bu ma delloowaat ci mbiru yàlla la aussi. déedéet ku nekk say référence bu ma delloowaat non mais bëgguma non. waaw mais léegi suma référence. soo ma mayee rek. pam ngañ ma yeggale. xam nga man li may wax nit ñi. dama leen ne. voilà dama leen ne victoire morale boobu may wax mooy sàmmoo sa kaddu. nit ñi xamee la dëggu doo wax lu neex nit ñi da ngay wax dëgg. parce que man ñëpp xamee nañ ma loolu am na yenn sujet yoo xamante ni je ne fais pas du populisme damay wax li ma xalaat kenn tënku ma loolu soo ko defee su la nit ñi xamee ci loolu su yàggee dama leen ne ni nañ ci yàgg sax ci su yàggee nit ñi dinañ ci identifier on aura le prolongement la victoire morale là on aura le prolongement d'une victoire politique. parce que yaakaar naa ni sénégalais yi dañoo nekk ci benn tournant dañoo yàgg. am na lu ñu soxla am na lu ñu xiif am na lu ñu mar mooy ay nit yu dëggu nit yi nga xamante ni intérêt général moo leen fi tax a toog. d'accord loolu il faut que nit ñi début bi dana métti. donc ci durée nga joxe rendez-vous yow ci durée nga joxe rendez-vous bu ma la comprendre. mais ci durée normalement gis nga ku bëgg lu baax. waaw ku bëgg lu baax doo yàqamti lépp ci loxo yàlla la liy sotti ci loxo yàlla la. non mais Pam Ngagne Ndiaye man boo ma bëggee toog fii ni ma luy sotti ci loxo yàlla la xam nga loolu xam naa ko. mënuma ci juddu yaru ci di ko réere. loolu xam naa ko ñii lay seetaan aussi jaaxalu leen. mais dañuy wax aussi ci politique. c'est-à-dire da nga leen di wax leneen loo xam ne lu ñu mën a teg loxo la. mais doo leen bëgg a yàlla mais yàlla bay sa tool aussi juge dem su fekkente ne da nga ma bëgg a wax ni ma non avec le temps dama bëgg a comportement bi naa nekk ci dëgg bu yàggee dina ñëw mais loolu kañ lay ñëw nga yaakaar doo teg yeneen actes yu dul yooyu. parce que ku nekk lu la tax a dugg ci politique ñun dugg ci politique c'est pas forcément ay mbirum ndombol tànk mis naa mbirum ndombol tànk yàlla bi ma amee ay at yu ndaw la ma jox ndombol tànk man dama jàppee ni ndombol tànk juge ku ko am xam gëdd bi nekk ci juge amul dara luy fees sa bët ci ndombol tànk mais su fekkee politique ñun dañ koy dugg pour mu nekk mbiru combat. mbiru xeex mbiru xare sa réew. ngir sa réew loolu nag ku koy def bul xool résultat bi. d'accord da ngay xool yow lu wekku ci yow. d'accord parce que su fekkee ni ay mbirum ndombol tànk ngay xool ay mbirum résultat da nga def lu neex nit ñi pour ñu voter la te loolu méngoowul ak dëgg. donc ñun peut-être début bi nit ñi dinañu comprendre parce que dañoo indi beneen façon. def politique bu nit ñi dul comprendre mais yaakaar naa ni dans la durée incha allahu rabbi nit ñi danañu mën a xam ni ñun suñu identité lii la. d'accord te dana am ba léegi actuellement nii am na Thiès am na ay sénégalais am na ay Thiessois yu bëri yu mu intéressé ba incha allahu rabbi suñu demee ci élection municipale Sénégal danañu gis. d'accord Thiès danañu gis da nga ciy bokk da ngay nekk candidat municipale waaw. loolu wax nañ ko depuis 8 mois. d'accord c'est bon mais nga baal ma dinaa ñëw ci loolu. bu ñu duggee ci beneen aspect bi. coronavirus bi dafa lëmbe réew mi dugg ci biir réew mi mais yéen acteurs politiques yi dafa mel ni da ngeen ko def yëfu politique jàpp ni yëfu gouvernement bi rek nañ leen ko bàyyee mu régler leen ko bon notamment dégguñu acte yoo xam ni posé nga ko ci du yow du sa morom ñi nga xam ni jot nañ ci waxu su ne ay communiqué lañ gis ñu def ko ndax yaakaar nga loolu mooy seen cër yéen ñi fare ci kujje politique gi. xam nga Pam Ngagne Ndiaye problème coronavirus bi problème bu garaaw la. gis nañu pratiquement benn crise mondiale la indi. ñi jiite réew ñoom ñoo yore les politiques publiques ñoo koy définir ñoo koy conduire. tout à fait jàpp naa ni loolu sax heureusement amul
su fekkee ñoom dañuy ñëw di dérouler seen politique ñun dañuy war a xool di évaluer di xool lépp li nga xamante ni parce que crise bi waruñu ci man du ma bëgg politique di dugg ci lu ne. politique moom mooy comme ñenn ñi ni ñu koy defee di wax di critiquer pour critiquer dama jàpp ni mën nañu xool loo xamante ni war nañ ko mën a améliorer ñu wax ko gouvernement bi ñu waxtaane ko parce que intérêt général la. parce que fu mu toll nii gouvernement bi su réussir politique am en matière de santé ci gérer problème bi mais intérêt ñëpp la. njëriñu ñëpp la waaw njëriñ ñëpp la léegi nag man dama jàpp ni opposition bi fu mu toll nii j'estime que ni ñuy gérer problème bi bon lu am solo la parce que. mënuñu ñu maandu ci. du maandu parce que dama jàppee ni globalement ba tey nii amul ni gouvernement bi di gérer problème coronavirus bi. Bien que am na luñ ci mën a wax. mais dafay acte de solidarité. que laa bëgg a wax au moins wax ni acte de solidarité. mais def par exemple wax gouvernement bi que nii baax na nii baaxul am nu ngeen ko waxee wala au moins. seen ay militants ngeen woo leen wax ak ñoom ne leen na ngeen def nii moytu leen lii def leen lii def leen lii au moins ñu xam ni yéen a ngi ci bay seen waar aussi. waaw mais xam nga loolu leader ngeen. xam nga loolu wax nga dëgg réew mi ñëpp ñoo ko bokk su amee benn problème boo xam ne dafa interpeller ñëpp loolu gouvernement bi ci waroon njëkk ñëw comme ni mu amee woon France woo nit ñi waxtaan ak ñoom wax ni lii mais yeggaguñu foofu Sénégal. Je pense que coronavirus bi ni mu mel ci yenn réew yi ñaanuñu yàlla mu yegg ko. waaw mais opposition bi ñoom ay contre-proposition la ñu mën a def ñun ñëpp lu ñuy ñaan mooy gouvernement bi. ni muy def nii mu am ci succès. su ci amee succès Sénégal yëpp la. parce que jàpp naa ni lii nii ñun dañoo ñàkk doole ñàkk nañu parce que gis nañu ay pays yoo xamante ni am nañu ay jumtuwaay am nañu ay médecins am nañu ay hôpitaux yu gën a xarañ mais ils ont du mal à contenir coronavirus bi. léegi nag su fekkee ñun suñu réew bi nga xamante ni am nañu ay problèmes yu gën a basique en matière de santé su fi ñëwee dañuy ñaan yàlla. gouvernement bi jéem a multiplier gën a jox solo prévention parce que prévention bi. moo ko mën a régler moom moo ko mën a gën a régler waaw prévention bi. ñu gën cee taxaw. gis naa syndicat médecins yi SAMES li ñu wax pour ñu boole acteurs yi ci biir. syndicat boobu début bi am na lu ñu wax ni gouvernement bi war nañ leen boole ci seen politique jàpp naa ni loolu dana am solo. waaw nañu gën a déglu acteurs yi mais. homme politique yi jamaa jàpp ni peut-être dañuy bañ a indi benn désordre. ci ay politique publique loolu moo tax mais ñu ngi ñaan vraiment professionnels yi liggéey bi ñuy def ñu continuer ko ñu ngi leen ci féliciter di leen encourager gouvernement bi bañ a politiser aussi mbir mi waaw. lan nga wax ci bañ a politiser lan nga ci. non parce que gouvernement yi ñu yore nii gis nañu lu ñëw rek dañ koy jéem a politiser mbir mi dafa garaaw. dama jàpp ni bañ ko politiser moom mooy ñu gën a jege les professionnels xool ñi nga xamante ni ñoom ñooy médecins yi ñoom ñooy yeneen professionnels du monde médical boole leen ci processus yëpp. waaw parce que man Thiès laa nekk mais gisaguma dégguma daal Thiès aéroport bi fa la nekk. Thiès moo gën a jege hôpital Thiès par exemple moo gën a jege aéroport. bi c'est à 20 minutes. léegi gisaguma déggaguma yenn mesures yu ardi yu ñu jël pour daal prévention fu mu toll nii yeggagul bi yenn ampleur yi mais dama jàpp liñ ci def ci ay doole sax waroon nañ ko mën a yokk. d'accord yokku. ni nga gisee aussi seen taxawaay ci étudiants yi nekk Wuhan Chine ak sénégalais yi nga xam tam ñi ngi nekk Italie ñu confiné leen foofu confinement boobu ak li xew foofu ban gis-gis nga ci am ci loolu yëpp. waaw mais loolu man jàpp naa ni parce que aussi nit tamit man li ma la wax la loolu moom mooy dérouter nit ñi politique ñun suñu gisee loo xamante ni cohérent na lu gouvernement def dañuy jàpp ni cohérent na parce que suñu fi nekkoon du ñu def leneen ñi nekk Wuhan. début bi Sénégalais yu bëri comprendre ñu woon mais dama jàppoon ni ñooñu suñu leen indi woon fii looloo ëpp risque par rapport ak li ma la wax nii. ñàkk jumtukaay yeeg panique bi mu mën a indi ak lépp parce que ñun suñu système de santé dama jàpp ni sax coronavirus bi dafa war a nekk war nañ ci am ay jàngat
parce que yaakaar naa ni pandémie bi su yàlla defoon mu law fi yàlla nañ ci yàlla musal dana indi ay jafe-jafe yu mag. parce que sur le plan sanitaire prévention hygiène beeg yooyu des na ay mesures donc ñooñu nañ leen ñaan parce que ñu ngi leen di traité foofu normalement ñu ñaan yàlla dara bañ leen dal. donc ñuy continuer gouvernement bi aussi. diplomate yi di ñëw di leen jege di leen rassurer. d'accord yaakaar naa ni loolu moom moo gën. ci prévention muy fàggandiku est-ce que mën nañ ci egg ba yenn événement religieux yi ñuy wax ñu dakkal ko ak budul religieux sax leneen loo xam ni ay daje la ndax yaakaar nga ni loolu itam bokk na ci li mën a artu jàngoro ji mais lépp lu ñu war a def en matière de prévention muy événement religieux muy ndaje muy leneen muy sport muy leneen su fekkee dafa nar a indi ay problème gouvernement bi war na mën a waxtaan ak nit ñi war a mën a waxtaan ak sëriñ ñi war a waxtaan ak yeneen yaakaar naa ni ñëpp intérêt ñëpp moom mooy ñu def ba lii du fi law. mooy intérêt ñëpp mooy intérêt sëriñ si mooy intérêt monde sportif beeg yëpp dama jàpp ni te mais gouvernement bi nag parfois da war na am courage. ñëw waxtaan ak nit ñi parce que sëriñ si yooyu jafe waxtaan ak ñoom warul jafe parce que dëgg ñëpp a ko xam waaw. nañu am courage wax teg parce que je pense que prévenir vaut mieux guérir. loolu ñëpp xam nañ ko. fàggandiku moo gën faju nañu ñëw waxtaan ak nit ñi parce que problème de waxtaan la rek. waaw yaakaar naa ne acteurs yi fi nekk yëpp suñu waxtaan ak ñoom mën nañ trouver solution ba lii di law ci monde bi du fi yegg si. parce que su fi yeggee ñun danañu sonn lool. ok ci wàllu social la ñuy des ba tey ci yooyu question Thiès nga dëkk ñi ngi fay dégg benn musiba bu fa am ci benn xale wu jigéen boo xam ni rey nañ ko fa ci anam yu ñaaw yooyu façon nga xam ni violence la ñu koy gis jamono ji du Thiès rek feneen la ak feneen yan xeeti mesure nga yaakaar ni moo ko mën a arrêté. maanaam ay daan ci wàllu yoon moo ko mën a def wala utal yi peut-être nit ñi lan nga xalaat ni moo mën a indi xeetu violence boobu ak lan nga xalaat ni moo ko war a mën a saafara. waaw ak ni ko déggee Thiès aussi nan nga ko. violence moom malheureusement ci doxalin société la bokk mënuñu ko ci dindi mais état war na mën a def ci politique de prévention ba léegi dañuy wax prévention. parce que problème yu am yu gën a bëri su fekkoon ni amoon na prévention peut-être parfois ay crimes passionnels la moom mooy nit ki mer walla di jëfandikoo yenn sinébar yeeg yooyu rey nit loolu moom moo gën a bëri ci crimes yi. man depuis ma nekkee justice yu loolu mu ngi fi ba tey du fi jóge malheureusement mais état def par exemple xool nan la ñuy def ba prévenir parce que am na. yu bëri yoo xamante ni peut-être que yenn nit ñi su leen yoon déglu woon walla yoon teel a def liggéeyam avec beaucoup d'efficacité yenn yi du am. comme lan loolu par exemple moom exemple yi nga joxe nii. ni ñu ko jàngee waaw yoon su teeloon def liggéeyam. naka maanaam yaakaar non parce que xam nga nit ki yoon dafa am benn liggéey bu am solo moom mooy déglu nit. nit ki. mën na sax bañ a am ndam mais lu gën a bon ci liggéey yoon mooy nit ki ñëw ñu tëjal ko mu ñëw porter plainte par exemple dégluwuñu ko ñu bàyyi la nga dem ne la yow amoo dëgg fekk ni du ñi ñu jox plainte bi ñoom ñooy àtte nit ku ne jàpp naa ni war nga soo amee lu la metti surtout su fekkee ay problèmes yu graaw la nga dem ba ci kanam yoon ngeen waxtaan mu am débat. waaw yoon tranché su tranché am na ay voies de recours loolu dafa gudd ba nit ki su amoon benn mer bi sax yaakaar naa ni ci durée bi mer bi dana donc kon da nga gis ni yow li am Thiès am na ci rëq-rëq boo xam ni ci foo gis rek ci yoon la loo gis rek man dama la njëkk a wax ni crime passionnel du fi jóge loolu dama la koy wax parce que xam naa ni mënu fi jóge amul benn réew boo xamante ni amu fa waaw mais nag loo gis tamit war nañ ci mën a jël ay mesures. pour suba ak jàmm du am man waxuma je n'aime pas parler des cas particuliers waaw léegi nag su fekkee ci ay mbirub daan ak yooyu loolu tamit il faudra ñu xool société bi moom moo war a xool ay
mesure yoo xamante ni moom la ñu war a mën a jël. pour prévention foofu nag dama ci wax dara parce que yàgg naa ko wax suñuy militants ak sympathisants yu bëri du ñu bëgg ma koy wax mais loolu tamit dafa bokk man lu ma gëm dama koy wax ñu bëri dañuy wax ay peine de mort man dama ne ànduma ak peine de mort. dama koy wax dama koy assumer. nit ñi très souvent su ñuy wax peine de mort dañu koy yóbbu ci côté. mais yaa ngi may bëgg a jaaxal yow boobu ba léegi lu ñu wax nga ni yàlla ànd ak peine de mort nga ni ànd ak peine de mort. waaw kay nag fa laa doon jëm. yow waaw fa laa doon jëm. déglu ma rek loolu may bëgg a jaaxal nga aussi ci yow boobu ba léegi yaa ngi may bëgg a wax ci yàlla. yàlla ànd ak peine de mort nga ni ànduma ak peine de mort. waaw loolu laa doon. ba pare nga ni dama koy assumer. waaw dama koy assumer xam nga lu tax Pam Ngagne est-ce que soo demee fii ci tribunal bi charia lañ lay àtte. est-ce que ku sàcc sa téléphone portable dañuy dagg loxoom charia loolu la wax di mais ñun suñu code pénal bi du loolu parce que nit ñi waruñu jàpp naa jafe-jafe yi réew mi bëri nañu xam nga jafe-jafe bu ci yu ci gën a tar yii nii ay mbiru rey yi garaaw na suñu xaalis réew mi nga xamante ni. politique yi yu ñuy jël. non déglu ma rek déglu ma mënoo ko maa ngi ñëw quoi non. waaw wax nga ma ne duñ ma àtte dëgg la ci charia mais àtte wuñ ma ci charia dëgg la. mais jullit laa. li yàlla ànd laa ànd. yow mënoo ma wax ni ma yàlla nga may wax lu yàlla dogal nangam ñu ne la peine de mort yàlla ànd si nga ne du ma ci ànd loolu mënoo ko layal ba génn ci. loolu aussi dama bëgg ñu d'accord ci mën nga ci bañ a mën nga ni ànduma si ci peine de mort. mais aussi nga bëgg ko teg ci leneen mënuma ko comprendre. mënoo boobu léegi aussi xam nga man àttekat laa woon damay gëstu ci yooyu. gis nga peine de mort sax c'est pas systématique ci l'islam. waaw est-ce que loolu nit ñi koy xam nañ ko. peine de mort du ni rek nit rey na dañ koy rey c'est pas systématique dafa am ay conditions yu ñu teg même ci charia. bu wóoree ni moom moo rey. bu wóoree ni moom moo rey dafa am ay conditions yu ci tegu loolu ñu jàng charia. xam nañu li may wax. yan condition la. non mënuma ci dugg ci lii parce que il faut que par exemple la famille bi mu rey mën nañ ko baal ki nga xamante ni ci famille bu ñu rey la mën nañ ko baal yaa ngi gis ak yeneen parce que ay conditions yoo xamante ni yu bari la léegi man loolu. d'accord dama bëgg a wax ni gis nga expérience dafay am lu mu lay njëriñ. man gis naa bi ma commencé sama carrière à Thiès gis naa ñi nga xamante ni dañoo rey yaa ngi wax waxu yàlla ma dellu foofu ñi nga xamante ni dañoo rey am na ci benn vieux bu ma marqué woon parce que saa yu ma longue détention la defoon saa yu ma ñëwee dama koy recevoir dafa ma ne moom bi mu duggee prison jour boobu daf ko jaaxal jour bi mu reyee ba ñuy dugal ko prison jour boobu dafa mel ni dafa am lu nekkoon ci bëtam mu réeku mu nekk ci leer. nee na liggéey naa ba retraité musuma jàng benn baat mënuma liir alxuraan ci prison bi la jàngee alxuraan ba wàcc kooku moo doon jàngale biir prison yàlla bi mu def bi ñu ko condamné bi ñu ko attee ba condamné ko je pense que 10 ans lañ ko mujjoon tëj mais dafa tijji daaram di jàngale kooku jàpp naa ni peut-être suñ ko reyoon dana am loo xamante ni nit ki mu ngi koy liggéey ci société bi amul parce que l'islam. mais ku la jox beneen exemple nag ki nga xam ni dafa rey ñu tëj ko mu génn rayaat ñu tëj ko mu mais. non loolu. xam nga mais loolu aussi beneen exemple xam nga perpétuité. par exemple perpétuité nit ñi dañoo xamul xanaa xamoo am na ñoo xamante ni peine perpétuité moom mooy ñu àtte la nga tëdd sa giiru dund perpète. xanaa am na ñoo xamante ni ñuy naan ni ci droit de l'homme loolu moo gën a metti peine de mort. sa ngiirub dund ñu teg la ci kaso yow doo ci génni ku dee ki dee na rey nañ ko dem na mais kii ngiiru dundam du génni jàpp naa ne ku rey actuellement dañ lay tëj sa ngiirub dund man nag li may bañ sénégalais yi bu ñu am appréciation wax ni lii l'islam lii la wax l'islam lii la wax ci peine de mort waaw ñiy fireeg ñooñu dama leen di dégg souvent mais nañu wax tamit ni ñiy sàcc tamit l'islam dafa ne nañuy dagg seen loxo. problème Sénégal fii nii parce que ay directeurs de société ay ministres ak ñeneen ay responsables jël sàcc alal réew mi ñooñu lan lañ leen war a def lan la l'islam wax ci ñooñu loolu tamit danañ ko war a wax parce que réew mi aussi dañ ko war a yore ci dëgg. parce que gis nga ñiy def crime yi ñu gën a bëri désespoir la
yeneen du ma justifier parce que crime moom loo xamante ni lu kiñ ko def ñàkk na bakkanam amul lu gën a garaaw loolu mais soo xoolee ba ci biir dana am ay cause yoo xamante ni ci société bi la jóge waaw loolu nag foog naa ni war na yan nga si jàpp ci cause yi quand même yoo xam ne ci société bi la jóge lan la mën a doon pour yow non cause yi nga xamante ni moom moo jóge ci société bi la plupart du temps wax naa la sànq ay mbiru am na ñoo xamante ni sinébar la ñuy jëfandikoo loolu société bi moo ci war a jóg pour xool état bi war na ci mën a taxaw am na ci yeneen problème yoo xamante ni social cas bi nga doon wax sànq Thiès ay côté social nit ñi di gérer seen digganteeg yooyu tout ça mbiru xaalis ak yooyu jàpp naa ni daal société bi aussi parce que suñu société aussi c'est pas une société parfaite. D'accord waaw danañuy critiquer homme politique yi mais ci benn société lañ jógee société bi am na ay problème mais yooyu yëpp société bi homme politique yi ñoo ko gën a yàq. waaw loolu nga jàpp que homme politique yi ñoom ñoo gën a yàq société bi pour yow. ñoom ñoo ko gën a yàq parce que dañoo war jàppaloo ni aussi société bi am na ci responsabilité. non xam nga société soo xoolee. yenn réew parce que homme politique yooyu ci société bi lañ jógee aussi. ci société bi lañ jógee waaye ne bi ñu ñëwee bi ñuy ñëw ñu leen di fal dañoo nee woon ni ñoom dañuy ñëw pour defar société bi parce que njiit day defar. ok waaw mais dañoo gën a yàq société bi. gën fi dugal ay corruption gën fi dugal ay yeneen yàq jikko yi parce que jikko yi léegi dañoo yàq complètement donc loolu yaakaar naa mooy défi homme politique yi nga xamante ni ñoom ñoo war a redresser réew mi. mais du homme politique yi en général quand même. du homme politique yi en général. non ñi nga xamante ni ñoo war a changer. ñoo war a indi rupture yi les ruptures vertueuses loolu mooy seen défi wax ci jikko yi. d'accord jikko yi parce que kuy jiite. da nga war a wane exemple sa bopp. ok par exemple xam naa dinañ ci ñëw normalement ci affaire kaddu suñu njiit yi. d'accord da ngay gis. ok njiit boo xamante ni kàddoom. am na suñu benn doyen moo di ñaar day naan kàddoom jarul sax fistin. donc loolu yaakaar naa ni mbir mu doy waar la société nag fa lay commencer yàqu. su demee ba njiit yi du ñu nekkati exemple njiit yi c'est amuñu kàddu. ok waaw. su ma la déggee li nga wax ci wàllu peine de mort nga ni ànduloo ci mais yeneen décision yoo xam ni itam justice bi jël na ko mu aju ci wàllu viol ñu dem ba criminaliser ko ndax loolu ànd nga ci loolu. waaw xam nga loolu ñun réflexion bi yàgg nañ ci te ñun liggéey nañ ci parce que man wax naa la ni ci àq ak yelleef xale yi. moom laa doon jàngale moom laay continuer di jàngale ba tey te xale yi mineurs yi soo gisee ñoom ñoo gën a bari ci victime viol yi. waaye ne dama yaakaar ni loi bi dañ ko politiser gis nga loi. lan nga bëgg a wax dañ ko politiser lan nga. waaw fa laa jëm gis nga loi bi criminaliser drogue. jàpp naa ni loi boobu dañ ko commencé woon appliquer acteurs yi gis ci ay jafe-jafe. jafe-jafe bu njëkk moom mooy li ñu bañoon mooy encombrement prison yi. détention préventive yi gudd. parce que soo crime kenn mënu la àtte flagrant délit. dañ lay yóbbu instruction. parfois nit ñi danañu def ay 5 ans de détention préventive. te mën na nekk ci yamba rek quoi mën na nekk ci sax 1,5 kilo de yamba ak yooyu. léegi ñu xool acteurs yi seen bopp ñoom ñoo dellu ne lii. baaxul problème yi ñu am yépp mooy encombrement cabinet d'instruction yi dossiers yi ni ñuy bëree tribunal leneen mooy encombrement prison yi te dañuy dem bay àtte nit ki ñu àtte ko daan yoo xamante ni moom lañ ko doon daan en flagrant délit. donc ñu jàpp ni loi boobu suñ ko waxtaanoon ak acteurs yi bu baax dana am anam bi ñu ko defee ba danañ jot objectif bi moom moo doon wane ni ñun dañoo bëgg xeex drogue. mbiru viol bi aussi noonu la ñëpp gis nañu viol nu mu mettee ni dañ ko war a gën a sanctionner mu gën a sévère mais li ñu def ci loi bele erreur boobu aussi lañ def dañoo tëb criminaliser ko te viol
problème bi am mooy problème. non pas tëb am na ay procédures aussi. jigéen yàgg nañ ko réclamer dem na assemblée nationale. donc du loo xam ni rek dañ ko tëb ko am na fu mu jaar aussi. waaw mais xam nga sooy jiite. waaw sooy jiite loolu moo tax ma ne la dafa am dañ ko politiser mooy bul def rek mbir mi pour mu neex ñenn ñi te objectif bi nga ciy recherché bi ñu ciy recherché xam nga duñ ko trouver xam nga lu tax ma wax la loolu gis nga viol problème bi ci am. c'est pas plus problème peine que problème preuve dañoo xool ni viol presque 70%. atte nga ko atte nga ay cas de viol. moo gën a jafe atte. atte nga ko yow. moo gën a jafe atte. ndax atte nga ko laaj la. yàgg naa ko atte. d'accord loolu loo tax ma la ciy laaj. waaw pour bëgg a xam aussi. xam nga ndax viol yomboon na. waaw nee naa la viol moo gën a jafe. d'accord voilà lu tax ma wax la ko mooy. voilà ok. viol du am pratiquement seede. day am ku naan ni dañ maa violé désigné nit ne kii moo ma violé te souvent kooku day weddi. léegi nag problème bi moom mooy nan la ñuy amee preuve yi te parfois examen médicaux yi ni ñu koy defee du nekk ay professionnels am na fi ñu koy defee ci ay villages ak yooyu ba médecins yi sax du ay spécialistes. donc ci procédure bi waroon nañu renforcer. enquête yi ñi def l'enquête ñu gën leen ci former ñu déglu parce que par exemple pour xale yi da ngay gis kuy déglu xale ci enquête ñëw di wax suy transcrire parce que xale bi wolof lay wax wala beneen langue yow nga transcrire ko français mais da nga waxee noo xamante ni mais avocat bi day naan mais lii du waxu xale kooku ñàkk formation la parce que su amoon benn formation bi dana mën a wax dana mën a transcrire waxu xale bi waxee ko comme ni ko xale bi waxee avocat bi day ñëw devant le tribunal ne lii dañoo changer waxu xale bi xam ngeen ni lii du waxu xale ñu ko déglu xam ni lii du wax xale mais loolu ñàkk formation la wala xale bi wax tey lii. xale day fàtte xale day ragal mu ñëw devant le tribunal mu wax leneen parce que ñun lu ñu yàgg xeex mooy xale yi mineurs yi ñuy àtte en audience publique. d'accord xam nga loolu moo ëpp solo. moom mooy preuve yi. ñu jéem a def ba nit ñi ak ay xam nga année yi passé dafa commencé am ay preuves scientifiques. ak ay test ADN ay test ADN ak yooyu. mais test ADN ba léegi ñun amuñu ay laboratoire yu xamante ni c'est public yu ko mën a def. donc yooyu ay ensemble de mesures yoo xamante ni waroon nañ ko mën a accompagner suñu gënoon waxtaan ak acteurs yi. léegi lan mooy risques yi nag léegi lan mooy risques yi donc comme loi bi voté nañ. risques yi lan mooy risques yi. risques yi moom mooy ñaar. te dégg naa keroog président UMS wax ci benn bi moom mooy li ñu doon wax détention yi gën a bëri li ñu doon joytu ci détention préventive parce que léegi bépp affaire bu nekk viol dañ ko yóbbu instruction. beneen bi moom mooy àttekat yi mën nañu toog parce que dañ lay ne sooy àtte dut soo demee ba xel ñaar rek da ngay bàyyi parce que bàyyi. ku def libéré wala condamné. non bàyyi moom mooy libéré mooy relaxé wala acquitté. ok dañoo ne ñun suñuy jàngal yoon soo bàyyi ku def moo gën condamné benn innocent. moo tax soo jiixi jaaxaa rek da ngay bàyyi. maintenant su fekkee ni peine yi yow kenn ko xamante ni da ngay xaw a jiixi jaaxa su fekkee benn peine la perpète ñu ne la kii da nga koy àtte ngir dundam mën nga hésiter. ni lii parce que am na benn doute bu nekk fii ak yooyu donc loolu ci bopp professionnel yi je pense que dépassé guñu ko. mën nañu gën a atteindre ñaari objectifs yi. ak ay mesures d'accompagnement. mu am ay mesures d'accompagnement. ok sur la procédure ñu def déglu les acteurs te leneen li aussi man dégguma ko nit ñi bi ñu koy wax audition mineurs yi enquête préliminaire ci police. ba ci devant le tribunal nañ ko changer. parce que loolu lu doy waar la da ngay gis xale bu ndaw bu am 10 ans ñu koy dégloo comme ni ñuy dégloo wala ñu koy juger en audience publique loolu je pense que loolu war nañ ko dépasser. d'accord Sénégal d'accord disposition transitoire ndax yaakaaruloo ni mënoon na lijjanti problème mu mandat wu président de la république bi
ñu daal di dem directement ci loolu ndax li ñu wax nii léegi ci accompagnement yi ñu war a jël ci viol bi moom moo ma yóbbu ci loolu parce que loolu la ñëpp wax ndax jàpp nga ni moom moo ko mën a régler wala da ngay doyloo kàddoom ba ñu egg ci. waaw xam nga disposition transitoire yi question bu am solo la parce que ñun magistrat la ñu woon mais ñu ngi doon suivre parce que dafa intéressé woon réew mi. di gis nga disposition transitoire te man publiciste laa woon. disposition transitoire yooyu bi ñuy def projet bi annoncé woon nañu ne mu ngi ci projet bi. ok mu ngi ci projet bi. loolu ñu ciy bàyyi xel walla ñuy lire décision conseil constitutionnel bi en 2016 ci bi président neewee day wàññi mandat am danañ ko ci gis disposition transitoire bi conseil constitutionnel moo ne dañ ko war a dindi. donc lan moo nekkoon disposition transitoire bi. disposition transitoire bi moom mooy mandat bi njëkk. ok mandat bi njëkk 2012 ba 2019 ci décompte ñaari mandat yi la bokk. parce que loolu mënoon régler problème bi. kon loolu mi ngi ci woon mais dañ ko dindi. loolu mu ngi ci woon dañ ko dindi. mais ok mais man li ma jàpp mooy loolu benn ruse la. loolu je pense que exécutif bi ñoo ko tey. ak complicité conseil constitutionnel. non man du ma yegg ci complicité conseil constitutionnel. mais yow yaa moom non mais da nga cee non. dama leen doo ci egg mais nañ taxaw boo ma nee conseil constitutionnel nu ko dindi. boo demee exécutif la ma ne la kon ak complicité conseil constitutionnel. déglu ma rek soo ma dégloo naa la wax lu tax. xam nga 2016 ci ñu njëkk a soulever problème troisième mandat bi ci laa bokk. le 26 mars 2019 bind naa benn article la constitution piégée pour un troisième mandat. bi may expliquer parce que jàpp naa ni mbiru troisième mandat mënuñu ko woon wax parce que dañoo jàppoon ni ñun président liggéeyul loo xamante ni waroon na mériter un deuxième mandat. léegi bi mu amee deuxième mandat la question bi di posé wu. parce que xam nañu ni bi ñu xoolaatee constitution bi xam ni que ay ndëgg sërëx dugal nañ ko ci. te gis nga bi ñuy defar constitution Pam Ngagne Ndiaye bi ñuy defar constitution 2016 bi. gis nga nit ñi dañoo focaliser woon ci le fait que dañoo waroon président dafa wax waxeet. ok dafa wax waxeet ko vérifié ci deux yi lu nga yaakaar moo nekkoon. non wax waxeet bi moom moo doon waayu président ne woon na day wàññi mandaam def ko 5 ans 7 ans la ko def coow lu yëpp ca la tourné woon. fekk ni ñoom ci constitution bi def nañ ci ndëgg sarax boobu biñ ko ci defee te conseil constitutionnel parce que il faut que ñu lire constitution bi liiraale ko. ak décision conseil constitutionnel conseil constitutionnel bi muy wax ci disposition transitoire yi dafa ne disposition transitoire bi dafa war a dañ parce que constitution 2016 mënul gérer li nga xamante ni constitution 2001 moom mooy ci kii bi lii fal président ci premier mandat bi mënu ko gérer. ok donc loolu lu mu signifier moom mooy suba ak jàmm conseil constitutionnel suñ ko saisiraatee su respecter jurisprudence am. moom mooy ni président mën na am troisième mandat loolu suñ ko waxee boobu. ci dëgg lañ koy teg ci dëgg lañ koy teg aussi buñ ko. non ci l'essentiel du loolu. l'essentiel du loolu. d'accord mais bu ñu waxee loolu itam que président mën na def troisième mandat ci dëgg lañ koy teg ci yoon lañ koy teg. ci benn logique la. waaw non waxuma juridique. waaw waxuma nga ni benn logique la dama ne yow en tant que pratiquant ci droit. su ko waxee da ngay dëppoo ak li mu wax wala doo nga dul dëppoo ak li mu wax. xam nga lu tax ma ne la nii ci benn seen logique juridique la parce que dafa am lecture boo xamante ni littérale la conseil constitutionnel Sénégal noonu lay mës a def moom lu constitution waxul du ko wax te constitution dafa am lettre bi am esprit bi man jàpp naa ni esprit constitution bi moom mooy ni que clause limitative des 2 mandats fii la mës a nekk à partir de 1999 dañoo limiter mandat yi ñaar la kenn mënul def plus de 2 mandats. loolu mooy clause limitative des 2 mandats. léegi bu dee mandat loolu mooy esprit bi bu dee 5 ans la war a nekk bu dee mandat bi 5 ans la war a nekk. waaw loolu laay wax xam nga man loolu moo tax ma ne bu ñu focaliser. est-ce que bu nekkee 7 ans mandat la. mais mandat bi président njëkk a def 7 ans la. n'est-ce pas. ñaareel bi muy def 5 ans la. waaw nee naa leen nag soo ma déglu woon tuuti. ok parce que yaakaar naa ni téléspectateurs yi aussi war nañ comprendre loolu. allez-y moom mooy. ndëgg sërëx bi ñu ci dugal moom mooy dañoo changé constitution bi en 2016. bi ñu ko changé dañ ko defaree noo xamante ni dafay mel ni président
dafa décompte bi daf ko recommencer. On est revenu à 0. loolu moom mooy piège bi loolu moo tax ma ne la. mais piège bi jàll na. non piège bi mënul jàll xam nga lu tax dara la gis nga lu ëpp solo du lettre constitution bi lu ëpp solo mooy Pam Ngagne Ndiaye sànq maa ngi ko doon wax te loolu yaakaar naa ni président de la république war na ci bàyyi xel damay imaginer nan la président Macky Sall mën a ñëwaat ci kanam sénégalais d'après lépp lu mu wax ñëw ne damay defaat un 3e mandat. d'accord loolu mooy sa problème. loolu problème boobu moom laa gën a am du problème juridique parce que gis nga constitution gis nga texte dana am de nit ñoo xamante ni de bonne foi comme li fi amoon 2012 ñu ne président mën na am 3e mandat ñeneen ñu nga xamante ni de bonne foi ñu ne le président mënul am 3e mandat. c'est une question juridique. même bu ko yoon joxee problème lay nekk ci yow. non. même bu ko yoon nangulee ak conseil constitutionnel dama yàgg wax ni nit du lu yoon nangu yëpp du lu yoon lu mu la may yëpp nga jël moral mu ëpp yoon moral moom mooy vertu mooy déontologie président ñun bi ñu nekkee magistrat déontologie dafa nekkoon lu kii ci ñun man damay toog ba pare di xool ma ne waaw magistrat ni muy nekkee ñu demandé ko tel ay valeur na ko respecté yenn valeurs yi mais président de la république ki nga xamante ni moom mooy suñu président Serigne. non mooy président ñëpp. xale yi dañ leen naan c'est le père de la nation. ñu jàppee mais de la magistrature. supérieur ak leneen chef de l'armée moo jiite ñëpp loolu nangul nañ ko nous sommes dans un régime présidentiel mais kooku lu ñu mënul nangul ñun ni bàyyi ci kër imaginer rek ci kër ki koy jiite baay bi ñëw taxaw wax tey dara suba ne maa waxoon waxeet walla ñu ne paa bi de kàddoom jarul sax fistin ñu imaginer lu surtout nag un président de la république man dama jàpp ni problème bu ñu gën a am actuellement mooy problème mu kàddu kàddu parce que loolu jàpp naa ne président de la république su demee ba ay intérêt am sax personnel war a entrer en contradiction ak kàddoom pour li mu war a def pour li mu war a représenter exemplarité bu mu am. na bàyyi intérêt yooyu. yow da nga am doute ci moom ci kàddu yi mu waxoon parce que moom li mu waxoon ba léegi génn gu ci c'est-à-dire nit ñi ñoo ciy wax di waxaat mais moom ba léegi dégguloo ko mu wax ci ñaari wax. wala génn na ci Pam Ngagne Ndiaye le 31 décembre 2018 président dafa nee woon de manière catégorique loolu moo tax ma ne kàddu bi man damay rus su may wax yooyu damay rus parce que war nañu wekk président vraiment du n'importe qui suñu jàppee nag ñoom seen kàddu ni moom. vraiment nit ku respecté boppam sax nit ku ordinaire ku respecté boppam un homme lambda ci biir société war na ruus tey wax lii wax leneen. mais pourquoi nga ni génn na. 31 décembre 2018 mu taxaw mu ne man 2 mandats man def naa benn mandat 7 ans su ma sénégalais yi wóoloo jox ma beneen mandat pare naa ci président moo ko wax walla waxu ko. moo ko wax. waaw mu ñëwaat 31 décembre 2019. waxul waaw waxul déet. mu ne man waxuma waaw waxuma déet. loolu moo ko mais déglul Pam Ngagne Ndiaye. man lu ma jaaxal moom mooy. lundi bi daf ko justifier aussi. lundi bi non daf ko justifier. waxuma waaw waxuma déet daf ko justifier. lu ne la ñu mën a justifier lundi bi dama foogoon ni journaliste yëpp dañuy bind ni le président revient sur sa parole le président se dédie président dellu na ci kàddoom parce que su nee waaw waxuma waaw wala déet moom mooy. mën naa wax waaw mën naa wax déet mais na xam ni gis nga xam nga Pam Ngagne Ndiaye États-Unis damay joxe exemple boobu rek pour jeexal mosuñu woon limiter mandat yi à 2 président yi jiite yëpp 3 yi dañuy ñëw di def 2 mandats am ñoo xamante ni benn moment dañu bëgg def 3 mandats mais population yi seen bopp ñoo koy bañ dañ leen di limiter jàpp naa ne gis nga coutume boobu li nga xam ne dafa dem ba nekk coutume constitutionnelle sénégalais man dama jàpp ni 2012 contrairement à ce que beaucoup de sénégalais dama koy répéter dañuy naan dévolution monarchique moo tax président Abdoulaye Wade di jóge fi man yaakaaruma loolu man dama yaakaar ni sénégalais yi. problème mandat la ñu am. problème mu kaddu. ah d'accord kaddu kilifa
kilifa su taxawee ne man maa waxoon waxeet ku leen jiite koo xamante ni seen sëriñ wala seen i baay seen i kilif su ñëwee ci moom ñëpp ñëw taxaw ko gàttandu ko nekku kii moo jiite réew mi kooku su fekkee sañ na def yenn yi yaakaar naa ni sanctionné ko dana war. maintenant lu may jeexalee foofu xam nga problème bi ñu ko soulever man sama article dama ci ne nañu gaa wax bi nañ ko wax léegi mu jeex moo gën parce que xam nga lan moo risqué am gis nga li fi amoon. ok président dafa gagné ci majorité bu xaw a large loolu mën na ko gëmloo ni woy man. Avec des calculs su ma defee ni ma defoon dugal parrainage def yeneen danañu imaginer yeneen chaque fois dañu imaginer yeneen ni sama pourcentage suy dem di wàññeeku ba mën na xalaat ni sax su may def deuxième tour su ma amee 45% naa mën a ànd ak tel yooyu yëpp dañ koy calculer mais dama jàpp ni entre temps mais lan mémoire victime 2011 yi ñi nga xamante ni 14 Sénégalais ñoo fi dee ngir défendre suñu constitution ñooñu président su fekkee ni dafa am projet troisième mandat di ko continuer di ko dérouler je pense que mémoire ñooñu def ko suyee léegi nag am na sama jigéen Hélène Tine li ma dégg mu wax keroog lu am solo la ci dialogue politique bi parce que dialogue bi yaakaar naa ne am nañ benn sujet bu am solo ñi fa nekk ñëpp ñu nekk opposition yaakaar naa ni ci dialogue social bi waruñu bàyyi question boobu rëcc leen. ok waaw war nañ ko ci boole question mandat bi ñu wax président. est-ce que gënul nekk priorité leneen li ñuy waxtaanee foofu yëpp. moo ëpp priorité lépp. ok parce que gis nga stabilité réew mi. Pam nga Ndiaye. lu tax may insisté ci loolu stabilité réew mi ci loolu la nekk. gis nga suñu fi continuer président teg boppam ni mën na am troisième mandat du liggéeyati ni mu doon def rek politique lay def. populisme xool. ni muy géré ñenn ñi opposition bi nan lay def pour tëj ñenn ñi wala yàqal ñenn ñi pour dérouler parce que loolu yaakaar naa ni mën na fi bàyyi woy bu rafet malgré li mu def ci premier mandat dama jàpp ni sénégalais yi ñuy gaaw fàtte lañu wala ñoo xamante ni dañuy retenir li nga def lu mujj la jàpp naa ni président Macky Sall su fekkee am na ñu ko bëgg ba delloo xelam ba mu génnee ci boppam troisième mandat. mais gis naa ni lu la tenir la de. non lu am solo la lu la tenir la yow. gis nga lan moo la ci tenir lan la Pam nga Ndiaye. waaw lan moo tax mu tenir la noonu. 2011 waaw parce que man dama jàpp ni bakkan dafa am solo. 2011 bi ñu fi manifester ñoom Mamadou Diop ak ñooñu taxaw pour loolu président Macky Sall ñoom la àndaloon taxaw na fi di wax. parce que moment boobu yaakaar naa ni su demaatee ba 2024 lii am lu raw loolu mën na fi am mais vie yooyu. est-ce que loolu yaakaar nga ko. non yaakaar nga loolu. yaakaar naa ni est-ce que génération Mamadou Diop la ñooñu doon xeex est-ce que loolu gisaat nga ko fi yaakaar nga 2024 am na lu mën a arrêté président Sall bu bëggoon def. troisième mandat xam nga est-ce que gis nga lu ko mën a arrêté. xam nga. ni nga gisee opposition bi ni nga gisee syndicat yi ni nga gisee li nangam na est-ce que yaakaar nga ni gis nga lu mën a arrêté président Sall bu bëggoon def un troisième mandat. xam nga Sénégalais ils sont très imprévisibles man Tunisie balaa révolution bi 6 mois avant dama fa visiter moom jàngal lu bari ci réew yi bi ma ko visiter am benn Sénégalais bi ma àndoon dafa ma naan fii ñëpp dëkk bu nit ñi ragalee woon noonu mosuma ko gis mosuñu manifester mais imaginez Tunisie li fa xewoon après. donc ñoom war nañu moytu yooyu. étincelle. buy mën a taal wala déclic. nañ ko moytu ñun kenn amu ci intérêt. donc nañu fàggandiku balaa vraiment ñoo lakkale parce que réew mi ñun ñëpp a ko bokk te ñun yéene nañu président de la République vraiment mu génni par la grande porte. d'accord waaw jàpp nañu daal vraiment mën na jàpp xelam ni am nañu sénégalais yi am nañu confiance yi moom jox ko 12 ans fukki at ak ñaar ni mu guddee def la confiance te avant loolu. mais Macky Sall nekk na fi ay premier nekk président assemblée nationale cër yooyu yëpp jox nañ ko mais na sant yàlla. d'accord dem defi ji leneen. bàyyi ñeneen essayer. monsieur Deme wax nga candidat nga ci mairie bu Thiès nee nga sax déclaré nga ko depuis 8 mois mais élection yooyu xamaguloo kañ la ndax loolu itam du problème pour yow. élection yoo xam ni problème bu mag. déclaré nga ko alors que xamaguloo une date précise ci yooyu élection. problème bu mag la bu mag a mag la bu regrettable parce que gis nga Pam Ngagne
problème boobu état bi daf ci am responsabilité ñun opposition bi ñu am ci responsabilité parce que gis nga ñun suñuy intérêt politique suñuy taxaw ñuy poser yenn actes yi daf ñuy jaaxal parce que nguur bi pareeguloon nguur bi am na ay problème ci yenn villes yi surtout Dakar Thiès loolu indi dialogue beeg yooyu yëpp c'est pour légitimer loolu. ah bon waaw c'est pour un peu parce que en fait jafe-jafe yooyu trouvé wuñ ci solution ba tey. mais gis nga calendrier électoral suñ ko dul respecté ñuy jàpp ni élection locale élection yu amul solo la parce que man dama jàpp ni man loolu perception boobu la nit ñi am suba ak jàmm dana indi fii loo xamante ni kenn souhaité wu ko. gis nga comme lan non dama jàpp ni nguur gi comme opposition bi pare wuñu woon pour les élections locales ñu waroon def juin 2019 gis nga bi ñu ko annoncé c'est au bout des lèvres la gars yi protesté waxuñu pratiquement protesté wuñu sax parce que ñëpp la arrangé woon ok mais dafa am ci démocratie ay règles yoo xamante ni du jeu dafa sacré mooy respect calendrier suñu nangoo ñu parce que dama leen ko wax opposition bi nee naa leen léegi ñun nangu nañu di suba ak jàmm législative yi ñu dàq ko suñu dàqoon présidentielle lan la ñu def du am même réaction donc règle yi nañ ko respecté benn yoon rek loolu moom mooy gis nga démocratie mën na metti ci. mais yow yaa ngi ci CRD yan acte ngeen ci teg. yaa ngi ci CRD mooy kuréel gi nga xam ni ñoom Thierno Alassane Sall ñoom Abdoul Mbaye ñoom Mamadou Lamine Diallo ñoom ñëpp ci lañ bokk. yan acte ngeen ci. waaw mais def nañ ci ay communiqué def nañu CRD def na communiqué fustigé loolu am na ci taxawaay mais opposition bi waroon na def benn front bu gën a dëgër boobu. vraiment parce que calendrier républicain c'est sacré. président amul benn loi bu koy permettre mu koy bañ a respecter. d'accord mais nag aussi def na ci waxtaan na ak ñenn ci acteurs politiques yi même bu ci amul consensus total aussi am na ci consensus boo xam ni permettre na ko mu mën ko repousser loolu aussi lu bon mën nañ ko apprécier ci wàll boobu waxtaane na ko bu ñu ñëwee ci Thiès ki nga ni da nga fa nekk candidat est-ce que du xalaatuloo itam am fa revers am fa mbettaange parce que Thiès xam nga ni yombul xam nga ñi ngi koy xëccool est-ce que jàppaloo ni da nga dugg ci benn xeex boo xam ni da nga koy perte d'avance yaakaaruloo loolu. ñun mosuñu dugg ci benn xeex boo xam ne dañuy yaakaar ni dañ koy perte d'avance lépp lu ñuy dem dañ ciy dem ak engagement dem ci benn persévérance ànd ceeg nit ñi. waaw mais Thiès mairie de Thiès. aussi dem mairie de Thiès jommul woon ñi nga xamante ni dañu ko jëlee woon ci ñi fi nekk parce que démocratie noonu la. mairie de Thiès am na ci ñu mu nekk depuis 17 ans. ñun d'abord lu tax. mais mu nekk ay acteurs politiques aussi. waaw ñu nekk ay acteurs politiques ñu xam leen. muy waa réew mi. parce que d'abord lu tax nit di am ambition Thiès ñun suñu gisoon ni mairie Thiès ñu téye ko ni ñu ko waree téye yaakaar naa ni duñu jàpp comme réew mi ni ñu ko war a téye. lan moo ci naqari duñu dugg ci politique. ci téye bi quoi ci téye bi. ci téyin bi mooy. véritablement dañ ko yàqale. bon loolu ñoom seen question la ay question interne la mais man ci gestion bi laay wax ci gouvernance bi laay wax parce que ñun Thiès fa la ñu dëkk fa la ñu xam fa la ñu juddoo yaroo fa màggee fa xam ko gis ni ñuy téye mairie yi ñu gis ni am na lu ci des am na lu des parce que Thiès ville boo xamante ni ville d'histoire la côté économique côté politique côté social syndical beeg yépp Thiès yaakaar naa ni képp ku fay romb ville boo xamante ni ñëpp a ko fay romb fépp fooy dem verdure bi garab yi nga doon gis garab xay yeeg yooyu identité Thiès la woon espace vert yi nga doon gis mais léegi Thiès suñu demee ba ay espace vert population yi dem di manifester ay espace vert yu ñu jël di ko jox à des privés pour ñu tabax ay kër jàpp naa ni ñi jiite mairie yi foofu vraiment amuñu benn vision. parce que suñu demee ba espace de vie population yi amuñu ci mairie bi nga xamante moo waroon taxaw defar ko defaru ko
ñun quartier Mbourtois bi ñu dëkk espace vert boobu population yi ñoo ñëw di cotiser ba defar ko teg ko suba ak jàmm ñu ñëw dindi lépp dindi banc public yi dindi garab yeeg yépp ñoo ne dañ koy jox en privé gisuma scandale bu gën a mag boobu. yooyu nag ñun ñu ngi waxtaan waa Thiès depuis 8 mois bëgg construire ak ñoom ñun dañuy ànd ak waa Thiès construire un programme construire benn projet politique pour beneen gouvernance Thiès mérité nañu beneen gouvernance locale loolu nag dañuy ànd ak waa Thiès. ñu def ko ci côté transparence ci côté. espace vert montage financier. borom xaalis yaa ngi ciy boole montage financier léegi gis nga loolu. parce que yaa ngi ciy boole loolu aussi. non xam nga da nga laal question boo xamante ni question bu am solo la gis nga ñun politique. ah non dama dégg ngay wax rek te loolu boole wuloo ko ci te dafa capital aussi. ñun jàpp nañu dafa capital ci politique. capitalul ci politique naa la wax lu tax parce que ñun suñu beneen défi loolu bi ma nekkee candidat présidentiel bëggoon naa ko wane moom mooy Pape Ngagne Ndiaye gis nga politique bi rupture yi dañ ko war a def depuis l'opposition fii rek la ñu gis une classe politique boo xamante ni ñëppay riche waaw moyens yi ñi nekk ci pouvoir bi parce que train de vie problème train de vie da nga koy gis même ci opposition bi. mais doo ma wax ni ma xanaa ay voiture ngay déplacé woo Thiès. non di nga jël oto di nga ko carburé. yàlla xanaa di nga ci def essence au minimum. waaw mais déglul ma waxal la. attends donc da nga wax ay koppor parce que nit ñi dama la bëgg expliquer rek nit ñi ni ñu jàppee politique nii il faut nga am xaalis pour def ko. ay mais mënut a ñàkk. non loolu la ñu lay wax ni ñun loolu ci rupture yi ñu bëgg indi ci la bokk. ñun ba tey nii 8 mois ñu ngi dem di gis Thiès waay ñun suñu oto la ñu yore ñu nag ñu àndal am nañu suñu oto ku ne da ciy def carburant am ñu dem daje Thiès waay wax ak ñoom loolu kese la. ñu wax leen li ñuy wax ñëpp. ñu wax leen li ñuy wax ñëpp ku fa ñëw. la masse mooy yow la ñu faral yow la ñuy votel ñu wax leen li ñuy wax ñëpp. déedéet xam nga ñun dañuy wax nit ñi dëgg. waaw mais. dañuy ñëw di wax nit ñi. parce que xam nga Pape Ngagne Ndiaye ma waxal la benn mbir ci loolu lu am solo. damay bañ nga juum rek. damay bañ nga yeewu ak mbetteel loolu laa lay bañal rek mais ñun waa bu fekkente ni da nga am benn défi pour bëgg a génne xaalis ci politique. waaw mais loolu laa ragal mu nekk sa déception totale mais am solo la. loolu mënuñu réussir rupture yi te amuñu ca defuñu loolu. d'accord gis nga Pape Ngagne Ndiaye dëgg la am na foo xamante ni soo fa doon ñëw nit ñi suñu la gisee suñu waxee ni homme politique fay ñëw am na ñoo xam dañu yaakaar ni xaalis da ko indi mais loolu ñun dindi nañ ko ñun amatul fenn fu ñuy dem ba nit ñi yaakaar benn dërëm te dañuy wax ak ñoom dañuy wax ak ñoom dëgg. wax leen ni homme politique bii di ñëw ci yéen sénégalais la ñun bi ñuy liggéey ba léegi nii ñu ngi liggéey yàlla mu ngi ñuy suturaal mais homme politique yi yore ay milliards fan lañ koy jëlee fan la ñuy jëlee milliards yi ñu yore di ko politiquer di ko jëndee ay oto yoo xamante ni 80 millions mais fu ñu ko mën a jëlee itam. waaw ci askan bi lañ koy def de. ñoom lañ koy joxaat ah. non mais dafa àndul. xam nga dafa ñoom lañ koy joxaat de. mais gis nga Pape Ngagne Ndiaye. ñoom lañ koy joxaat ñu koy jël ñoom lañ koy joxaat ñu koy jël. am na rupture yoo xamante gis nga ñooñu mënoo leen wax loolu bañ dugg seen bopp. homme politique yi war nañu mën a ñoom jéem a xool ñuy bàyyi xel askan wi ñuy représenté. ok man mënu ma ne damay représenté benn askan. ñu may gis man damay bëgg su ma nekkee fii président wala su ma nekkee maire wàññi train de vie de l'État def léegi laa ñu may gis may ñëw di seet ay nit ñoo xamante ni amuñu dara di yore oto 80 millions wala leneen soxlawuñu ko. gis nga ñun ni ñuy critiquer train de vie état bi train de vie muy jël di jël ay oto 80 millions 60 millions. 45 non loolu génn na ci moom loolu aussi gis nga disposition yi ci président jël ci parc automobile bi gis nga côté loolu xanaa war nga ko mën a apprécier au delà de au moins mu expliquer que bu kenn jëndati oto ba nouvel ordre mais xam nga loolu itam loolu au moins bul nihilis mën nga ko apprécier pour le président. man musuma nihiliste waaw mais loolu di nga ko apprécier. waaw mais musuma nihiliste xam nga nag Pape Ngagne Ndiaye nit du toog ba 8 ans. waaw dama jàpp ni président dafa ñëwoon ne gestion sobre et vertueuse loolu daf ko waroon commencer man gis nga bi mu ñëwee catastrophe bu gën a mag daaw bi ma déggee muy naan ni moom ci boppam moo ko wax jël nañu 307 milliards jëndee ko ay oto mais ci laa ne ni mais donc foofu kaddu bu mu respecté wul la parce que su respecté woon kàddoom du ne Sénégal
million nu mu fi amee solo war a mën a njëriñ nit ñi nekk ci kaw ga ñàkk ndox bu ñu naan ñàkk faju Thiès keroog lañ ma wan. ci biir ville Thiès quand même ci biir ville Thiès aussi am na changement bu fekkee yaa ngi fay dem. non déglu ma waxal la rek yaa nga fa courant bi mi ngi fa loolu itam am na ay jéego yoo xam ni au moins def nañ ko fa ñoom. ci biir ville Thiès quartier Grand Standing gis naa fa abri provisoire ci biir ville Thiès abri provisoire. waaw loolu moom c'est scandaleux. c'est scandaleux donc yooyu loolu moom c'est autre chose moom wax dëgg yàlla ay la gis nga abri provisoire yi président 6000 yi mu ko jëlee woon. ci biir Thiès nga ma wax de. ci biir te du sancaan yi du ci sancaan yi. ci biir ville Thiès man dama romb am ku ma ne abri provisoire parce que man ma ne non dama wàcc ma xool abri provisoire ci biir ville Thiès waaw léegi ñun loolu yëpp di am ñu gis président bi ñu nee woon gestion sobre et vertueuse mu jël 307 milliards man dama jàppee ni milliards vraiment nit ñi dañoo xamul ni mooy 100 millions jëndee ko ay oto ko ci gis administration bi soo gisee léegi oto AD oto 40 loolu scandale gënu ko mag. scandale gënu ko mag su fekkee ni nee nañu duñ ci dellu alxayrun danañuy mais du teree ni ñu wax ni que président sàmmul woon kàddam maintenant mieux vaut tard que jamais. waaw mais jàpp ma ni parce que ñoom ni ñu jàppee man xam nga nguur teel mu nguur sax. bëgguma ko utiliser ni ñu jàppee jiite la pour ñoom jiite la il faut que ñu wan nit ñi nii il faut que ñuy nguuru. loolu lañ xam ci Afrique aussi loolu lañ xam ci Afrique. loolu nag dafa war a deñ te gis nga suy deñ. waaw benn cohérence lay topp depuis l'opposition ñi am benn taxawaay ñu xamee leen ci benn dëgër bu ñu dëgër ci seeni principe ñu xamee leen benn identité ay nit ñoo xamante ni. man jàpp naa ni gis nga su élection yi suñu demee ba def élection yi municipale yi ba gagné ko incha allah gagné ville Thiès danañu wax nit ñi évaluer wax leen lan la ñu def ci suñu campagne dana jaaxal ñu bëri. parce que dañoo jàpp ni mënuñu nekk ci un pays pauvre ñuy jël yenn moyens yi di ko defee politique jël ay millions waxum ay milliards di ko defee. ay politique jàpp naa ni dafa manqué cohérence te loolu ñun acteurs politiques yu bees yi war nañ ci gën a taxaw. jërëjëf waaw jërëjëf juge Hamidou Dème ma gërëm la bu baax di la wax ni bu fekkee am nga message boo xam ni bëgg nga ko jagleel askan wi ma bàyyi la nga passé leen ko. waaw maa ngi lay sant Pam Ngagne di la gërëm bu baax a baax. jërëjëf di sant bu baax téléspectateurs yi. di leen ne ñun. comme ni ñu ko waxee champ politique bi dañ cee dugg ngir changement nag yombul mais nag sénégalais yëpp war a changer ñun ñëpp war a changer parfois dañuy ñëw nguur bi rek la ñuy wax mais am na yenn yi ci ñun la nekk. je pense que loolu tamit homme politique yi dañoo war a wax dëgg naa lancé benn dernier message parce que parfois su may dem di def visite de proximité yi damay naan ni nit ñi. nañuy bàyyi di wax ni surtout waa opposition ni xaalisu réew mi nguur gi suñu leen joxee xaalis jël leen lekk leen ko seen xaalis la man ni leen du seen xaalis bu ñu sàcc suñ ko sàccee ci ay sénégalais jël jox ko kenn du seen xaalis. xaalis boobu xaalis réew mi yépp la nañu am fulla ak fayda ñu mën a ñun tamit parce que dañuy jooytu foo dem nit ñee ngi jooytu gisuñu maire gisuñu dara. nañu am full ak fayda su fekkee dañoo jël ay ñeet di ñu ko jox ñu bañ ko dem résolument vers le changement yaakaar naa ni beneen donne politique beneen offre politique mën na fi am nañu dëgër rek opposition bi aussi les nouveaux acteurs ñu dëgër constant cohérent yaakaar naa ni incha allah suñ ko defee dana am lu mu jur Sénégal yëpp gis ci seen bopp. jërëjëf Hamidou Dème ñu gërëm la bu baax itam ci wuysi bi nga xam ne wuysi nga ko télévision Futur Média notamment ak émission bi di Faram Facce ñu apprécier bu baax déplacement bi nga def de Thiès à Dakar ngir ñëw participer ci émission bi ñu ngi la ciy remercier bu baax a baax mbokk yi mu nekkoon seen émission Faram Facce ak télévision Futur Média ñu leen di jox rendez-vous incha allah àllarba ba di ñëw bu ci àllande jërë ngeen jëf.